assalaamu aleykum. tabarakallahu. ñi ngi nuyu mbokk yu teew ci béréb bi yépp di dellu di leen ziyaara te di leen dalal ci béréb bi di bérébu Mawlaay Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Atijani Chérif radiyallahu taala anhu. dellu di yeesal sunu cant jëme ko ci yàlla moom mi nga xam ni ci ñaari teggin rekk war na tax jaam bi di ko bàyyi xel. benn bi moom la delloosi ci wàllu reconnaissance wax la in shakartum la azidannakum. beneen bi mu delloosi ko itam ci wàllu reconnaissance wax ni wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. su ko defee mu mel na da nga cay dégg ni yàlla bu la mayee nga wan ko ni ko bég naa ci may bi ba sant la mu tibbaat la mu amee dolli. waaye bu la joxee it xéewal nga fesal ni xéewal bii yàlla moo ma ko jox mu tibbaat it ci xéewal ba dolli la. moo tax yàlla ku feeñ la waaye bëgg na it jaamam di ko feeñal. ñu di ko sant moom mi nu may nu fekke jotaay bi waaye dellu di yeesal sunu ziyaara sunu teggin ak sunu tarbiya ci sang bu tedd bi nga xam ni lu yàlla bind rekk moo tax te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te mu mel ni itam àdduna li muy yaatu yaatu yépp kenn mënu fi dund ànd ak stabilité te yàlla du dafa indi yërmandeem ci yow ndax yërmande yàlla mooy doxal àdduna. yàlla dénk ko yonent bi wax ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. maa ngi lay yónni di nga fekk xeet boo xam ni daañu la xatal waaye buñ la xatalee yaatal leen. di nga fekk xeet boo xam ni daañu la weddi waaye bu ñu la weddee jéemal comprendre leen. lépp day dellu si ni sa ñëw ci monde shahada dara waralu ko lu dul sama yërmande man yàlla bi ma def ci yow pour nga yóbbu ko ci jaam. moo tax mu yónni yonent bi. ñu di ko ziyaara di ko ñaan mu nangul nu sunu ziyaara ci jëmmam ju tedd ji waaye dellu aussi di yeesal sunu nekk taalibe ndax lu ëpp taalibe amul. taalibe mooy xëy di dolleeku. taalibe mooy juum dem seeti kilifaam mu jubbanti ko. taalibe mooy ñàkk ñaan ci barke kilifaam daldi am kon dara mënul ëpp taalibe. nu yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci jëmm ji nga xam ni moo ko jar ba tax ñu daje fii muy Mawlaaya Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Atijani Chérif. di ko ñaan mu nangul ndax ku mu nangul rëcc nga. te itam yàlla dafa dogal bu ñu tolloo ci monde bu mel nii lëndëm dafay bare, jaxasoo dafay bare, xel mu dalit dafay néew. waaye benn bu ca nekk nag am kilifa gu ko mot dina la ci dimbali. ndax bi yàlla waxee yaa ayyuha alladina amanu taqullaha la wax ni wabtaqu ilayhi wasila. te itam nag lii tax nit ragal yàlla
doomu aadama bu nekk war na fexe ba am ko ci xolam. lii tax nit ragal yàlla doomu aadama bu nekk war na fexe ba am ko ci xolam, ndax du ci xol yépp la ko yàlla barkeel. bu ñu nee imaan bi tax tey nit ki mën a revendiquer appartenance am ci diinal islam, imaan boobu ñuy wax yépp manifestation bi ngay def pour ñu xam ni yow ku gëm yàlla nga, mais imaan boobu am na côté sacré, te côté sacré bi mooy wéetal yàlla ba yàlla yëg ni wéetal nga ko. te loolu du mën a nekk lu dul baat bi mu ni fa'lamu annahu laa ilaha illa allah da nga ko maîtriser. ndax wéetal yàlla nii ci làmmiñ rek taxul kenn àgg ci yàlla. waaw wax ni it wéetal naa ko taxul mu nangu ni wéetal nga ko. pratique la bu nit ki di jëf, te li ci roxaani bi di seddu moo ëpp li nga xam ni moom la doomu aadama bi di manifester ci bakkanam. mooy jël yàlla tekk sa kanam, ndax nit ñi nekkuñu fi, yàlla moo fi nekk. moo tax looy defit bu ci xool ni ko nit di interpréter, parce que bis boo ko defee rek dugg ci kàmb. xoolal ni ko yàlla di visionné. léeg-léeg nga gis ko xam ni nit ñi sonal nañ ko sonal goo xam ni, ndax li Luqmaanul Hakim waxoon dëgg la. nee na nit ñi am na ca parti boo xam ni boo nee nii su ma ko doxalee ñu déglu ma, nga doxalee noonu parti bi lay déglu am na parti bu la dégloo. boo changé itam parti bi la doon déglu bala parti bële aussi jël la, finalement da ngay nekk seen otage. mu ni boo bañee nekk seen otage nag looy dugg jiital ci yàlla na ci njëkk na ci mucc. ndax yàlla bu la xasee ba accepté na la, waaye aussi du accepté ki nga xam ni bëggul yërmandeem. te ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci monde shahada pour mu dundal yërmande yàlla ci kaw suuf moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif wax ni tagg nañu yonent bi ci tur bu nekk, tagg nañu yonent bi ci xaqiqa bu nekk. mu ni waaye li ma gëm te mën ko wax mu doy yonent bi mooy huwal xaybu fi shahada. kon dikk na moom ci monde bu mu bokkul, l'antimatière dans la matière. yonent bi dikk na ci monde bu mu bokkul. xam nga lu tax bokkul ci monde bi? pureté mayu ko, ndax àdduna bi dafa tilim. lëndëm rooxam mënu ci dund, ndax ci nuuraani yu la ko yàlla binde. xaqiiqam dépassé na xalaatu nit ñi, kon bu waxee kenn du ko dégg. léegi pour ñu nangul ko mu dox mission ci fenn rek la mën basé wu, te mooy li yàlla wax mbokk ya, laqad jaakum rasulun min anfusikum waaye azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil muminin raufur rahim. mu delloo si waat yërmande yàlla. moo tax bu dundee it mook nit ñi duñu benn, ndax am na lu ko yàlla dénku ko ñëpp. xul innama ana basharun mislukum waaye yuuxa ilayya. waaw muy la ñoo tuddee la prophétie. waaye bu ñu waxee wàllu nubuwa te mu bare ay façon, yonent bi yore ci bi ñoo tuddee nubuwatul azam, nga xam ni li mu doxalee mission yépp foofu la ko doon tànke. baat yu tedd yañ ko xame yonent bi nga ko tànke foofu. dal biñ ko xame foofu la ko yonent bi jëlee. ni muy def ba nit ñi dégg ko foofu la ko yonent bi jëlee. mu doxal ci mission bi, ñu teg obstacle yi mu jéggi obstacle yi, ñu bañ mu réussir mais gis nga nubuwa boobu li ñu xamul mooy dafa am ndona.
te ndono bi mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif cër bi ko yàlla jox ci nubuwatul azar ba nga xam ni tariqa tijaniya di doxe ci la cheikh indee condition yi benn par benn tëralin bi muy tarbiyatu rox ci la wasifa bi génn ci la xadara bi génn ci la lazim bi génn benn bu ca nekk di defal roxu taalibe bi kon taalibe biy dund ci tariqa tijaniya mais génnul mission yonent bi xamuloo ñàkk bi mu ñàkk génn mission yonent bi moo tax bu toogee ci jotaayu wasifa yonent bi ñëw pour seede ni yow mi toog na nga jàpp ni ci sama jotaay nga toog te wax nañ ci lu nekk Cheikh Tijani Chérif parce que am na ñoo xam ni dañoo xàmmewul lu yàlla nangu ak lu yàlla rëbb te boo ko xamul munoo jiite ay nit moo tax léeg-léeg nga dégg ku ni kenn mënul rekk dund lu dul ci yaakaar Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dafa rejeté lool parce que nee na dund taalibe balaa am valeur ci kanamu yàlla borom di dund ci xàqul yaqin nee na dund taalibe balaa am valeur ci kanamu yàlla borom di dund ci xàqul yaqin moo tax boo xàmmewul li yàlla gërëm ak li yàlla rejeté mooy indi conflit yi am ci diggante léeg-léeg ñu dul dégg xam-xam yi waa ahlu tasawufu di jàngale ak ñi nga xam ni ñoom seen xam-xam ci téere bu weex rek la yam ba ñu nettali la lu nekk delloo ko ci biddaa moo tax benn mbokk ni dama ci dajeeg nit mu ni ma dégg naa Sénégal da ngeen di yor kurus ma ni ko waaw nee na ñu nga daje ca Màkk mu ni ma xamuloo ni biddaa la nee na ma xool fekk mi ngi takk montre ma ni ko dégg naa yéen it léeg-léeg ngeen takk montre léeg-léeg ngeen takk verre de lunette mu ni waaw poussière bee tax ma ni ko da nga xamul it ni biddaa la waaw parce que ma ni ko yonent bi daawul takk verre de lunette waaw daawul li takk montre bii ngeen takk kon ma ni ko jamono day toll si xàmmee waaw parce que li nit ki di yore nu tuddee ko course doyewu ko lu dul tudd turu yàlla te wala zikrullahi akbar ala bi zikrillahi tatma'innul qulub te bari na nit gàdduwul kurus wax ju ko yàlla jéppi nit gàddu kurus wax ju ko yàlla gërëme moo tax mag ñi ndeysaan ci seen hikma ñu wax ni kurus ku ko yore rek war nañ la rus ñu ni boo ko yoree te rusuñu la boobu danga ko yoree tax waaw ca la ñu teree nit gàddu kurus ni ma ngay wértu di xàqataay nit gàddu kurus ànd ak moom di daw nit gàddu kurus di ko teg fu tilim foofu la mag ñi basé ba tere ko parce que dañ ni xorma bi nga war a jox yàlla pour mu dimbali la ba lumière yi dugg sa rox nga defaru xorma bu ni toll nga war a jox sa sijaada bi ngay julle moom nga war a jox sa kurus bi ngay zikkare léegi nag yàlla dimbali ñu ba boole ñoo koo xam ni donn na prophétie yonent bi muy nubuwatul ahzar Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif donn ko mais indi ko couvrir ko ba mu nekk sous forme de tariqa moo tax mës naa dégg Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amin mu di ko wax mais wax na dëgg fekk mu ni tariqa tijaniya dafa amul rek luñ ko tudde mais ëpp na tariqa mais wax na dëgg parce que Cheikh Tijani Chérif dafa indi lumière bi ñu def ko rek sous forme de tariqa waaw mais fekk yiw yi ciy balle ak xaqiqa yi ciy génn di mission universelle après la mission du prophète paix et salut sur lui muy mission universelle boo xam ni condition yi mooy fexe ba nit jege yonent bi waaye objectif bi mooy wane baatinu yonent bi
ndax yonent bi mu ñëwee côté zahiram la ñu xam côté zahiram. looloo tax Sayid Cheikh Ahmed Tijani si Al Maktoum daan wax ni Cheikh El Hadji Malick wax na ni du xuloo mukk ci bu ñu ko waxee ni ko Abdallah mooy bàyyi waaye du xuloo mukk ci bu ñu ko waxee ni ko Aminata mooy yaay waaye lu ci des nag boo indee wax mu indi wax rek ba fu ngeen jëm waaw. boobu la góor gu tedd ga doon jàngale mooy dafa bëgg wax ni yonent bi baatinam daf ko nëbb ñëw bi lu mission bi di rëy rëy zahir bi la ñu xam. kon nag il fallait mu am mission boo xam ni dina exploser génne yonent bi ñuy daanoo yonent bi ñu gëm yonent bi nga xam ni fu ñu ko tudde ñu ni sallallahu alayhi wa sallam ñu ni yonent boobu kan la. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif wax ni toog di xool yonent bi kan la du tax nga ràññee ko mu ni dellul jëfe santaane bi yàlla. yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima salaatul fatiha ñëw te balaa muy ñëw ku nekk wutoon na la mu woowee yonent bi ñii way ko ñii daanu ci moom xaal ñii jàng salaatu ba ñu tolloon mais bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ñëwee comme moom moo yore mission baatin bi te nekk mission universelle pour mu wane vrai visage yonent bi mu indi salaatul fatiha taalibe yi commencé di si naan bi ci taalibe yi di naan ci la xaqul yaqin bi dugg parce que xaqul yaqin bi moo dem ba wane diggante lëndëm ak leer diggante lëndëm ak leer waaw ñi nga xam ni dañuy dund ci leer ku leen gis ràññee leen kuy dund ci lëndëm ku ko gis ràññee ko ndax benn bu ca nekk mission Cheikh la pour mu wane ko mu ni nag leer am na waaye dangay sabab bi sabab baa indi jotaayu wasifa ba mu la yónni sabab lu moo indi mu ni demal toog jotaayu wasifa puiser sa lumière bu yonent bi ñëwee nga dajale lu tolloog la nga àttan def ko ci sa rox ndax leer du doy balaa nga koy xam nga am ñetti fan ci bàmmeel balaa nga koy xam ñu denc la ci biir suuf li ngay njëkk soxla mooy lu la niiteel fa nga tëdd lu la niiteel fa nga tëdd ngay njëkk soxla seetal benn néeg boo dugg rek tëj porte bi fay làmp yi ni néeg bi di lëndëmee ñu jël benn napp bu mel ni suuf gas ba noppi dugal la lalaat napp bi sa kaw te rayon solaire bi du bëtt napp bi di dugg di la fekk si ndax foofu du fa ngay des éternellement barzak buñ la dencee rek dugg nga ci tunnel bi benn canalisation di dem ba génn ci benn partie ñu ni yaa ngi ci beneen alam muy barzak kon desoo fiñ la denc foofu nag boo fa génnee da ngay jaaxle ndax gis nga ñoo xamul fekk si nga monde boo miinul woon moo tax ngay gis nit di dem ba foofu di jaaxle te jaaxle bi itam Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif nee na moo ko teg boppam ndax nee na booy dund ci shahada dangay fexe jël sa rox nga seexale ka ak waa xayb soo jëlee sa rox fexe ba seexale ka ak waa xayb boo génnee àdduna ñoom ñoo lay accueillir moo tax ngay gis ko génn àdduna sëriñam gàttandu ko boo demee ci ñuy tudd seen bopp sunni yi dañu koy weddi xam nga lu tax ñu di ko weddi ndax amuñu basiira te boo amul basiira da ngay defe ni loo gisul ci këyit rek amul fekk li am yëpp sax nekkul ci këyit muy beneen réalité ñi jël seen ruux seexale ak lumière moo indi nga génn àdduna sa kilifa gàttandu la moo gis leneen nga génn àdduna nitu leer gàttandu la parce que monde ba nga ñëw moo la fa jiitu te moom miin na ko
présenté la ci monde bi fu ne nga dox fa gis fa la nga fay gis. bu ñu demoon ba wax la nañu dellu si ci monde shahada da ngay bañ. bu ñu la waxoon nañu dellu si ci monde shahada da ngay rejeté. am na benn jour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ma ci wan benn expérience ak benn mbokk. parce que mbokk mi dañu ko denc bi ñu ko dencee ci bàmmeel mu génn ca barza. nit ku baax la de ndax gise na ak yonent bi. mu fekk yonent bi ci benn jotaay yonent bi taxaw ci benn suuf su weex tàll. mu ni ko dama romb ay nit ci yoon bi ñu parqué leen ci lu mel ni zinc. ñi ngi jaaxle tiit mel ni kuy xaar benn musiba bu war dal seen kaw. yonent bi ni ko ñooñu mooy ñi xamagul fa ñu jëm ci barza. jaaxle boobu ñu jaaxle lool la. malaayika yi ñoo leen parqué loolu. daal di génne moom yonent bi looloo tudde fii ci Sénégal dugub ci poosam daal di ko koy jox. waa ji jël dugub gi jàng laqad jaakum pour sant yàlla jàng ayatul kursi pour sant yàlla ba yàgg mu ni yonent bi waaw bu ma bëggoon dellu léegi àdduna ndax mën naa dem. yonent bi ni ko da nga fàtte ni ci bàmmeel nga génne. kon dafa mel ni daf ko bëgg wax ndax da nga bëgg bëtaat su si ci bàmmeel bi génnaat ndax ci bàmmeel nga génn. mu jaaxle ba benn mbokk fekk ko fa ci xutbu zamaan yi la bokk ni ko yonent bi daf lay jàngal ni dafa am relation bu ñoo tuddee xayb ak shahada. waaye kenn du bàyyi ba dem barzak di ko fa liggéey. fii ci monde shahada lañ koy liggéey. ñi ko mën nañu dem barzak seet ka ñi seet wàññeeku dellu si seen mbir nekk dal di toog. te amul problème ci ñoom ndax diggante xayb ak shahada voile amu fa. wala li Cheikh Al Hadji Malick si waxoon ni bu fa voile amee yi kon bu woyof la waaw. mais fii ci shahada ñëw lañ koy liggéey. te gis nga réalité boobu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci mission universelle ndax ñu bare léeg-léeg ñu jaaxle ci mission Cheikh ba wax ni ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amatul beneen yonent buy ñëw. te loolu di réalité mais dañu waroon laaj ndax ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na beneen mission universelle. parce que boobu du lu ñuy weddi ndax bi gaa ñi demee ba di ci werante yonent bee ko tuddal boppam. yonent bee ko tuddal boppam ni imaamul mahdi bu ñëwee mission universelle lay doxal. te wax naa ko fi bërki démb. ma ni leen xam nga lu tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani prononcé wu woon ci problème mu imaamul mahdi. Cheikh am na loo xam ne sax tàllu ko mais xam nga lu tax mu prononcé ci woon. boobu yenn ci borom xam-xam yi dañ doon wax ni comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko soo demee ci sunnit yi ñu am kañ ko jàppe boo demee ci chiite yi ñoom it ñu am seeni hadiisu bopp. ñenn ñi dem ba ni xanaa kon moom ginnaaw yonent bi moo fi ne. kon ginnaaw yonent bi comme yonent bi tudd na ko moo fi nekk Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani nag ci la wane grade ndi leen bu ñëwee sama taalibe lay doon. waaye bàyyiwuñ ko ñu di ko jëw naan dégg nañu shérifu Fass bi nee na bu ñëwee taalibeem lay doon. koo xam ni yonent bi tudd na ko ci hadis ku nekk ko ngoy xaar Cheikh ni leen man du ma wax loo xam ni wóorul lu ma wax rek day am preuve mu si la ni leen léegi bu ñëwee sax dina wax ni maa fi nekk mu jeex. ku nekk bind ci sa sujet ku nekk traduire ci sa livre ku nekk di wax borom mantu bu rouge bi di xaar rek waaw. ndax dafa yàgg gàtte waa monde shahada ci yiw. Cheikh Tijani Chérif mooy ki lay may yiw ba da ngay dem ba ci biir yiw bi sax da ngay defe ni yaa ëppale ñëw waaw. tellement que lumière u salaatul fatih dafa barkeel te dafa intense. seetal rox boo xam ni mësul jege yàlla
toog ci malaanu wasifa jële ci jege yàlla. seetal rox boo xam ni mësul xalaat texe, waxatul problème mu texe, mais ñu dem ba ni ko même ñi nga xam ni sax may nañu la soxna ngay goro ci ñoom mën nga ca jaare ràmm leen ci barke tariqa Tijani. xam nga kooku benn cheikhu tarbiya revendiqué wu ko waaw. te Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani grandeur am moo ko permettre lu mu tudd rek daal di teg tomb, lu mu tudd daal di teg tomb. moo tax ndeysaan góor gu baax ga Al Maktoum wax ni dama jël kayitu axtaab yi di liir ba yàgg gisuma ci turu Cheikh Tijani Chérif ma jaaxle. mu ni waaye ma dem ba yàgg jaaxle tuma ndax mooy xat mi te xat mi bi ëpp doole pour bu parce que xat mi lumière buy ñëw ci axtaab yéeg ci ñeneen xut bu yéeg ci mbindeef yi di jóge ci yonent bi dana jaar ci sa espace intermédiaire, bu jóge fay di dem dina jaaraat ci sa espace intermédiaire. te lépp Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif couronné ko. te avant moom nitu yàlla wax na lu ne, waaye Cheikh Tijani Chérif mooy ki nga xam ni bu yëkkatee kàddu wax day indi ñu ko dëggal waaw. waaye bu indee ñu ko dëggali daf leen di teg ci benn base solide, te mooy tariqa Tijani mooy base solide bi. ndax kiy wasifa di xadara di lazim ak gëm ci yàlla moo koy yëgal boppam, ak gëm ci yàlla moo koy yëgal boppam. looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani diggante xayb ak shahada mu wut ay nit ñi nga xam ni dinañuy tegtal rox ya yoon ba ñuy jaare. ndax gis nga boo seetloo nit ko ñoo mën a tudde ci benn exemple al insaan. moo tax sax yàlla waxoon ni innal insaana la fi xusri illa allazina amanu wa amilu salihat. nit dafa néew lu mu xam ci boppam. ndax benn moment bi ko yàlla bind bàyyi ko ci monde shahada day dox tuuti rek dem ba defe ni sax monde shahada bi mu ne moom boppam moom. gis nga léeg-léeg nga dégg ku dóor dënnam ni maa moom sama bopp waaw. fàtte ni loxo ba mu dóoree dënnam ni moom boppam loxo jàmbur la. yéene ba mu dóoree dënnam ni moom boppam yéene jàmbur la. taxawaay ba mu dóoree dënnam ni moom boppam taxawaayu jàmbur la. benn bu ca nekk yàlla di ci feeñ ak ay lumière u tajaliyaat. bu ci ne mu barkee la ko essence yu yonent bi. waaye essence yonent boobu dafa am tuyo bu muy jaare tuyo bi muy jaare mooy tuyo xatmiya bi. moo tax xatmiyatul maktum bokkul ci grade yu ni donnante ca xadaratul ilahi, bokkul ci grade yi. da ngay ñëw ñu nome la ni yaay xatmiya yonent bi, ci yow la grade bi yam. nga ñëw ñu nome la ni yaay xatmiya Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani, ci yow la grade bi yam. nga ñëw ñu nome la yaay xatmiya xutbu diw, ci yow la grade bi yam. mais ci par benn rox lañ koy nome, mais du lu ñuy donnante. te pourtant ñi ngi donnante siège. ndax xawsu dina fi jóge génn àdduna ñu remplacer ko ak xawsu. labdaal dina fi jóge ñu remplacer ko ak labdaal. xutbu zaman dina fi jóge ñu remplacer ko ak xutbu zaman. waaye xatmiya bu fi jógee it dañ naan xatmiya bi jóge na fi ren waaw. looloo tax avant Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di gane monde shahada xeetu wëlu yàlla bu ne jaar na fi. mais ku ci nekk ci ñoom am na relation mystique ak Cheikh Tijani Chérif. avant Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di gane àdduna yonent bu ne jaar na fi. mais ku ci ne am na relation mystique ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani. waaye bi Cheikh ñëwee it bi mu génnee àdduna ku bëggati am relation ak espace intermédiaire bu yonent bi di nga jaar ci ligne ñëw. te ligne boobu la tàllal tuddee ko la Tijaniya.
moo tax bi ñu waxee ci suñu thème boobu la tijaniya lumière de l'âme ma ni fa la vérité yam waaw fa la vérité yam. mais nag gis nga monde shahada àdduna day dox. gis nga lanoo tudde sirru dafa bare façon. déjà zaman bi ñuy dund am na sirru. jamono Cheikh Tijani Chérif am na sirru. jamono yonent bi am na sirru. jamono yonent yàlla Moussa am na sirru. amul benn zaman buy jaar te amul sirru. parce que zaman bu amul secret kenn du ko mën a tëj kenn du ko mën a tëj. moo tax nag borom secret boobu gis nga bu ñëwee boo ko nangulul loo wér de ci dootul dugg ci xay lu jar di bàyyi xel la. Xalifa Ousseynou Ndiaye Kaolack yu bii wax na ko ci benn jamono bari na turu yàlla yu nit daan zikr di gis résultat jamono zikr na ko ba tàyyi gisatul résultat te xamul lu xew parce que zaman dafa am sirru. moo tax bi mbokk yi di critiquer wàllu tawasul Cheikh Abbas Sall wax leen ni tawasul du lu ñuy critiquer da ngay critiquer kay ki nga xam ni ci moom la ñuy tawasul ndax mot na ko wala motu ko waaw. te bu dee Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu ni mot na ko ba ëpp ko ca la bind tawasulam boobu mu bind waaw. loolu tax secret yooyu di dox lu jar di bàyyi xel la ndax bis bu demee ba yàlla sànni ko ci zaman rox buy defarooti faw nga jaar ci tuyo boobu waaw. rox buy demati ca xadaratul ilaahi faw nga jaar ci tuyo boobu. rox buy naanati ci xaqiiqa faw nga jaar ci tuyo boobu. moo tax benn mbokk taalibe Cheikh Ibrahima Niass Kawlaqiyu la mu wax ma ni bàyyi daf leen ma sa wax ni nit yaa ngi jëfandiku di am ndimbal ci sa wëli yu jamono. mu di ma laaj baat bi lan lay teg ni bàyyi dafa ni nit yaa ngi jëriñu ci sa wëli yu jamono. ma ni ko pourtant moom pouvoir am may na ko mu jëriñ nit même bu fekkente ni làqu na ci shahada waaye dafa doon wane rek ni zaman dafay am sirru waaw. te loo mënta tudd te nanguwoo sirru ba du sotti waaw ndax noonu la yàlla bindee zaman. looloo tax la tijaniya ci bopp mi ngi existé salaatul fatiha mi ngi marché jawharatul kamal la mu mënoon démb tey la ko gën a mën laa ilaha illallahu bi ci wasifa noonu istixfar bi noonu. xam nga lu tax gaa ñi am ci problème ñi ko mën a décrypter bareetul ndax ñi ñu lalal malaan dem nañu ba seen xaqiqa génn ci cadre xayb ba dugg ci cadre shahada su boobaa lan la ñuy jàppe malaan ba benn sër bu ñu lal. ñiy daje di wasifa dem nañu ba xaqiqa ba génn ci cadre xayb ba dugg ci cadre shahada. la ñuy jàppe salaatul fatiha dañuy jàpp ni mook allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñoo tolloo dëgg waaw. bu ñu tuddee laa ilaha illallah seen làmmiñ lay yem bu ñu tuddee istighfar seen làmmiñ lay yem bu ñu demee ba ci jawharatul kamal sax dootuñu ko mën a interpréter. mooy dañuy dem ba jël la tijaniya def ko mbubb fàtte ni du mbubbi yaram mbubbi roox la mooy la tijaniya lumière de l'âme waaw. léegi nag ñi koy décortiquer faw ñu nàndal leen ci sirru bi suñ leen nàndalee ci sirru bi bare na kuy critiquer Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. am na ñu jël jawahirul maani boo demee ci dëkku arab yi bind ca lu nekk waaw bind ca lu nekk waaw. indi aaya indi hadis waaw parce que salaatul fatiha bi warul tolloog alquran nangam nangam. te boo leen doon laaj ban salaatul fatiha la ñuy wax ak ban alquran la ñuy wax duñ la tontu moom duñ la tontu moom ndax ñoom lu ñu am ci alquran mooy téere bii mi ngi nii saar bu ñu jàng duñ ko dégg duñ ko topp duñ ko gëm aay bu ñu tëri aay bi àggul seen xol moo tax nga gis nit ni hafisul quran la te lu ko neex wax lu ko neex def waaw daf lay jaaxal. te yàlla ko njëkk a interdire yaa ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun waaw. waaye da ngay gis nit
ni maîtriser na alxuraan, waaye da ngay yëg ni ci ni mu ko maîtriser ci yaram bi la yem. mës nga gis ku mokkal alxuraan te du julli suba. mi ngi fees dell ci daar yi. waaw taalibe bu jàng ba 3 heures mu sànni aliwo ba nelaw ba 10 heures mu jóg seeti la mu am. te bu génnee waaraate ñooñu mel noonu bu ñu demee ba bare ci société bi rek bu ñu leen joxee micro yi ñuy wax rek ñu tukkil àdduna. ndax daanu am kàllaama bi, daanu am langage bi, daanu dégg aaya bi, mais leer gi lañ dul am. waaw te ki am leer gi moo gën ki am kàllaama bi te amul leer gi, ndax alxuraan leer la. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ba mu demee di peser salatul fatiha, di peser lumière alxuraan, waxul téere bi ci boppam, lumière yi la doon wax. nit dina jàng salatul fatiha mu def ci moom lumière, mu jàng alxuraan mu def ci moom lumière. léegi nag buy wut lumière ca ñaar yi bu leen mënee boole leen, bu fekkente ni temps ba mayu ko mu jàng ba gën a jàppandi. ñu dem njël ko ni nee na alxuraan ak salaatul fatiha nangam waaw. te ki ñuy dal mooy juge bi ca xadaratul ilaahi. alaysa allahu bi ahkamil hakimin. ki ñuy dal mooy juge bi ca xadaratul ilaahi. waaw kooku la ñuy jéem a jàngal na mu war a def ci côté leer, te moom leeri boppam rek tëj na zaman. waaw ndax ñi seddu ci sirru zaman yëpp ci leeram la ñu tànk. looloo tax ñi ngi dund ci tariqatul xaq, mais bu ñu yam rek ci cadre bi nii, bu ñu yam ci def ko mbubb, bu ñu yam ci foog ni kurus la, nañu fexe xam dëgg-dëgg loolu lan la. te pour ñu xam lan la, il faut que indi mission universelle bi di Cheikh Tijani Chérif ñu jox ko gëddëm ba noppi. te pour ñu jox ko gëddëm dañuy xool ñi ko topp, xool ñi ko jox seen bopp, xool la mu tollool. te la mu tollool mooy li Seyda Rama doon wax léegi, fekk rox bu lëndëm bu xamul fa muy teg tànk nga defar ko ci ay minutes. te nitu yàlla yu bari bi ñu demee ba foofu la ñu découragé, ndax Cheikh El Hadji Umarul Fuuti wax na ni nga fekk jaahil nee na bu jàngul dara mu ni nga jël ko léegi yóbbu xadaratul ilaahi. nee na moo gën a yomb nga fekk ku jàng ñaari téere wala benn nga ni tey nga yóbbu ko. bi mag ñi jaaxle ñu laaj ko ni ah góor gi ñu defe ni ki jàng téere gën a miin xaraf yi, mu ni déedéet, bàyyi leen ma jox leen benn exemple. mu ni buñ doon wasifa, jaahil bi xamul dara ñu ngi wasifa rek topp la, ñu dem ba àgg ci 12 jawharatul kamal mu bëgg tëj nga ni ko continuer teg ci yeneen ñaar, comme xamul day continuer. bu dee ki jàng téere bi nag boo ko waxee mu ni ah foo ko teg, indil dalil bi, parce que téere bi neen. mu ni bu dee nitu yàlla bu ñàkk jot nga jóg dem sa yoon. parce que nitu yàlla yi seen dem ci xayb teguñu ko ci téere, teguñu ko ci xam-xam, dañu ko teg ci miin yoon. rox bu ca nekk dañ lay natt ba xam lan moo lay yóbbu. moo tax ñaari nit di ñëw ñu xool kii ni zikral basmala, xool kee ni zikral latif, te ñaari nit ñoo bokk aajo, mais ñoom ñaar kenn ku ca nekk la koy defar bokkul ak lay defar kële. waaw ndax gis nga rox yi li ñuy bari yëpp bokkuñu. te ñii nga xam ni gëmuñu yàlla di gëstu, ñu ci bari ci ñoom demoon nañ ni ba ni loolu daal tappale islam rek la. nit ñi nuroo, am ñaari nopp, am ñaari tànk, ñii am ñaari bët di dox, nga ni rox yi bari na waaye bokku. waaye gis nga ni yàlla di àttee jamono, ñuy dem di dem ba ñi nga xam ni dañuy def test ADN, ñi nga xam ni dañuy liggéey ci wàllu crime, gis ni ndekete index yi benn bokk ci morom. tey boo demee ci occidentaux yi ci la ñuy jàppee nit, moo tax ñuy tàppe say index nii. junne nit bu ñu tegee seen index benn bokk ci morom, nooy jàngalee loolu. parce que yàlla bëggoon na ñu dëggal li yonent bi daan wax, ñu naan wérul, lu yonent bi daan wax ñu naan ay jinne ko feeñ. yàlla bëgg ko dëggal. léegi ñi nga xam ni seen maam daan nañu ko weddi, seen sët tey ñoo dem. boo demee fii ci FBI dañ la koy wax
dem nañu ba yëg ni ndekete nit mën na teg indexam keneen teg te bokk waaw ñu def ko seen base de données yi ba bu ñuy rechercher nit dañu koy arrêter facilement ci index waaw te loolu yonent bi muy wax ni rox yi benn yamu ceeg moroomam yëpp dañ doon xool nit ñi muy wax gis ñu xaw nuroo gis ñi bokk ndey ak baay ñu ne benn la waaw parce que kii rakku diw la diw mi mooy mag waaw te xamuñu diggante mag bi diggante rakk bi diggante sët bi diggante nijaay bi diggante bàjjen bi kóllëre la kóllëre la ndax ñépp ci Adama alayhi salaam la ñu jóge moo tax boo beddee kële parce que bokk leen couleuru der tooñ nga yàlla boo beddee kële parce que la ñoo tuddee racisme mi ngi ci sa xol weddi nga yàlla boo beddee kële parce que nee nga giir nangam la bokk weddi nga yàlla ndax xeet yi benn la ñëpp jóge ci Aadama léegi nag li ci yàlla bàyyee xel mooy kenn ku nekk sa empreinte digitale ci àdduna lan la fiy rëdd ñii rëdd fi musiba ba bañ fiy jóge waaw ñii rëdd fi yiw ba bañ fiy jóge ku ci nekk am na sa empreinte digitale moom fiy rëdd fexeel nag ba bokk ci ñi nga xam ni bu ñu tegee seen empreinte digitale yiw la fiy bàyyi waaw te loolu pour nga dund ko foog nga bokk ci mission islam nag ni ma koy faral di waxee ndax am na benn mbokk mu mës di def benn seede ci nombre de mahdi yi ci àdduna des millions et des millions de imam mahdi waaw léeg-léeg nit gént yow ni moom la léeg-léeg nit am ñaari taalibe ci àll bi ni moom la léeg-léeg nit ba gis naa ci aux États-Unis yàggul ndeysaan ñuy wane benn waay mu ni moom la waa ji laaj ko ni ko lu tax nga doon moom mu tëri Fatiha ndeysaan mi ngi ci internet bi waa ji ni ko Fatiha bi nga tëri rek léegi moom nga mën anglophone ni moom nga waaw benn mbokk di ci def benn taxaw seetlu waaw wax ci jaaxle indi hadis yonent bi wax ma ni déedéet xam nga nit dina bëgg xëccu benn mission fekk xamul danger bi moo tax waaw léeg-léeg nga gis ko wut benn cër foo ko fekk rek boo ko taggee tànk waxuloo yaay xutbu ba rek du kontaan fekk dafa xamul li ci xutbaan yi moo tax waaw ndax moom dafa defe ni après boo nee xutbu bi day continuer di lekk ceebam facilement ni tëdd ci lalam sans problème kenn du ko wax lu ñaaw kenn du ko wax dara muy dawal otom nam ka neex fekk luxe bi bis buñ la nee xutbu luxe ba jeex waaw minute bu ne yaa ngi diggante xayba ak shahada waaw minute bu ne yaa ngi diggante xayb ak shahada te boo amee soxna it sa soxna dana la mere ndax minute bu ne yaa ngi diggante xayb ak shahada waaw te léeg-léeg nga tagg nit ni ko xutbu mu kontaan waaw xam nga lu tax mu kontaan parce que xamul li ci xutbaan yi waaw xamul lumière bi ci xutbaan yi xamul volonté bi mu war àndal ma ni ko nag problème boobu moo indi ñii di bés bu nekk ñu xëy ni Mahdi ndax boo dee Mahdi itam te yor micro rek nag toog ci saal dafay xaw a yomb tuuti ndax yonent bi mission universelle bi mu wax mooy mission bi war a tijji la nga xam ni demoon nañu ba ni lii jeex na mooy injustice mu fexe ba injustice bi nga xam ni am na ci àdduna mun a tijji justice ci biir injustice lu jafe la fekk suuf su yàqu nga samp fa dëkk lu jafe la te àdduna bi yëpp injustice moo fi am adduna bi yëpp injustice moo ci am mais nga dem ba ci biir injustice nga génne ci justice waaw dafay am ñu mu àndal day ànd nga doon ku am charisme ànd ak nga doon ku mën véhiculer message ànd ak nga doon surtout ku am pouvoir waaw parce que li mbokk yi doon wax ni pouvoir mooy doole wax nañ dëgg mais ñaari pouvoir dafa am pouvoir temporel ak pouvoir mystique pouvoir temporel moom la yàlla jox ñoo tuddee les chefs d'État moo tax boo fi sonni na fi diw jóge nangam di wax it boo ko waxul tam bés dana ñëw mu jóge fi ndax pouvoir temporel la ku mën a diriger réew mu mënta doon moom la yàlla dénk da nga fay toog benn zaman
dem ba benn zaman nga wàcc keneen yëgati. loolu mooy pouvoir temporel. mais gis nga pouvoir mystique suñu ko xasee ba dénk nit ki mu yor ko ci ndona pour mu doxal mission moo tax tant que mission àggul pouvoir mystique bi du dal ci moom tant que mission àggul. moo tax nga gis xutbu zamaan yi bu ñu demee ba yëg ni seen mission ngi àgg ñu woote ca xajaratul aswad ki leen war a remplacer ñu woo ko mu ñëw ñu def passation de service ak moom pouvoir mystique bi lañ koy jox ndax fa ñu jëm soxlawuñ ko fa ñu jëm soxlawuñ fa pouvoir mystique ba moom la ñuy dénk ki leen di remplacer woo ko ca xajaratul aswad. mais xam nga am na ci xay bu ñu jaaxle ni lu tax ca xajaratul aswad lu tax defuñu ko ci baxaru xalsum ndax siège u tariqa bi ci biir la nekk. lu tax defuñu ko ci juróom-benneelu asamaan ndax siège yonent bi foofu la nekk. lu tax defuñu ko ci ñeenteelu asamaan ndax zawiya Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani foofu la nekk. lu tax nu dem hajaratul aswad ma ni hajaratul aswad mooy porte étendard bu mission universelle bi moo tax. moo tax kuy def passation de service da ngay yëg ni yaa ngi koy defe ci biir mission universelle bu Cheikh Tijaani bi ndax boobu dong mooy dox ba àdduna di tukki mais ñu bari du ñu yëg existence am du ñu yëg nekkinam du ñu yëg réalité am ba ba Imaamul Mahdi génn Màkka nag ku nekk nag soog a yëg réalité bi lan la bu génnee nag ñu xam ni ndek secret bi ci xajaratul aswad passation de service yàgg yëpp ndeke feeñam dong ci béréb bi moo tax bu fa génnee ca la secret ba di feeñ. ndax Cheikh Tijani Chérif hikmaam ëpp na loolu toog na ci zawiyam bii laa waxuma zawiya baatin ci shahada fii ci Faas ba yàgg mu bind benn bind am na fa benn poto bu mu bind gaa ñi liir gisuñu ne bind nga mu bind mu ni du pour yéen waaw gaa yi laaj ko lan la mu ni secret la waaye secret Imaamul Mahdi la bu ñëwee secret bi daf ko war a dégg te secret ba génnul sóoratul Fatiha moo tax sóoratul Fatiha war ngeen di ko jàng waaw saar bu am solo la waaw secret réalité Sénat ba génnu ci secret réalité mission universelle bi génn ci waaw te nit ñi ngi koy romb ci alxuraan rek di dem te fu mu ne lu mu mënul amul waaw lu mu mënul amul ndax yàlla dafa jël alxuraan tënk ci démb tënk ci tay tënk ci suba waaw tënk boobu nag moo tax dund nit tënku ci biir alquran waaw problème yi ngay dégg yëpp ci monde bi alquran moo koy réglé ji mais gis nga alquran du ko réglé ji ci yor micro bi naan dama lay waar ci benn aay ndax gis nga nit dina toll foo xam ni dootul dégg waaraate waaw te bi fa waxuma àdduna mais Sénégal gi moom leer na ma bi ñu fa tolloo ay xëy na 1980 ak lenn waaw dëgg la ndax mag ñi dañ ko jàngale mag ñi dañ ko jàngale xam nga Sayyid Cheikh Al Maktoum moom ndeysaan léeg-léeg mu wax lu reetaan loo nit ñi te dëgg la mooy bi muy nettali di wax ni am na jamono dafa wax góor ga ni ko dama bëgg nekk wasila nee na góor gi ree ndeysaan fekk sax nee na jàngal naka aaya ba ni yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi wasila moo dama bëgg nekk wasila nee na góor ga ree ni ko jamono ngi ñëw ku nekk ceebu jën ay doon sa wasila ndeysaan waaw parce que daf ko bëgg wax ni que jamono dina ñëw nit ñi daanu am problème bu leen doy sëkk lu dul yor wax rek di leen ko wax pour ñu dégg waaw moo tax bu nit yëkkatee kàddu dégguñu ko bu mu mer ndax bu nopp déggatul da ngay changer stratégie bàyyi nopp ya di wax ak rox waaw te pour wax ak rox ya nag faw rox ya naw la pour wax ak rox ya faw ñu naw la waaw parce que am na kilifa yoo xam ni rës nañu sol costume parce que pour ñoom muñ ko solee cër ba day wàcc te jamono ngi nii gis nga boo ko solul di wax sax jeunesse bi duñ la déglu ndax dañ naan déggul jamono ndax jeunesse bi pour ñu déglu la faw ngeen ni gis nga yi ngeen di sol nga ni waaw nga di xaaral ba ma sol ko maa leen di dàqale te danaa leen wax yàlla wax leen yonent bi wax leen Cheikh Tijani su boobaa ñu sol ko gis ci seen bopp ay boo ni leen kenn du ko sol rek lu ne góor géede moom ngi lay dépassé daal di dem seen yoon seeti leneen waaw pour wax la ñi ñuy tànn ñuy jàllale kàddu yi war nañ leen defalaat benn tarbiya ci école waaw wax leen jamono bi nit daan toog ca pénc ma wax xale yi dégg ka jamono jooju weesu la waaw
xale yi pour ñu dégg la da ngay dem xay bu yar la nga bàyyi nopp yi di wax ak ruux waaw ruux booy wax ak moom laajul bët ak bët laajul jotaayu toogaay bu doon nelaw sax bu ko déggee am lu mu ressentir te la mu ressentir mooy wane dëgg bi ci kàddu gi waaw moo tax wax ba noppi wut seede jaru ko waxal ci leer rek leer gi doy na seede Cheikh Alioune Ndiaye loolu la wax waaw waxal ci lumière ndax lumière day dugg ci ruuxu doomu aadama bi def ci moom lu nekkul woon ci moom te loxo yu tayyal kàbbal kay boo fexee ba loxo bi sawar kàbbal am na lu nekk ci borom loxo yu tayyal kàbbal oom yu tayyal rukkoo jëpp tayyal sujud nga fexe ba mu sawar am na lu ci nekk te pour mu sawar doo ko indil téere rek pour mu sawar ci da ngay fexe ba def ci roxam loo xam ni moom bu naroon tayyal loolu dina ko sawar te loolu mooy mission tariqa tijaniya moo tax ma ni vrai mission tariqa mi ngi ci malaanu wasifa yi mi ngi ci malaanu xadara yi mi ngi ci laazim ba ngay def fajar vraie mission bu tariqa bi boo bàyyee yooyu rek dem ca yeneen ya wàcc nga mission tariqa ndax Mawlana Cheikh Ahmed Tijani kenn daawu ko ci njëkk ku daan dem fan kay bàyyi Cheikh Al Hadji Oumar kenn daawu ko njëkk ci malaani ku daan dem fan kay bàyyi Seydil Hadji Malick noonu Serigne Babacar noonu Baye Niass noonu Cheikh Abbas Sall noonu kon ana problème bi léegi ana problème bi léegi problème bi mi ngi ci kàddu parparloo gi waaw fii laa bokk fee baaxul fee baax na fii baaxul fii baax yàlla doon ko xam boo bokkee ci tariqa bi xam nga fan moo baax kër Cheikh Tijani Chérif moo baax boo fa fekkee Cheikh Al Hadji Oumar bokkal ak moom malade boo fa fekkee Talibé Maodo bokkal ak moom malade boo fekkee Serigne Babacar noonu boo fekkee Baye noonu boo fekkee Cheikh Abbas Sall noonu fi baax mooy kër Cheikh Tijani Chérif ñooñu ñëpp Cheikh la ñuy liggéeyal waaw boo ko bëggee joxañ nag fii dara nekk fi baax na yow mii wax ci yow la dara nekkul waaw lu jar di xam la waaw lu jar di xam la waaw ndax mag ñi yar nañu ku ne ci hikma waaw seetal ku mel ni Seydil Hadji Malick jiite na fi julli nit dem wax ni ku mu jiite amul julli ndax yàppu tabaski nga am nangam waaw yow ni góor ga bu ko déggee daf cay mer mais gis nga bi mu ko déggee dafa dem ci moom ni nan ko jox hadiya góor gi laaj lu tax mu ni ndax ku dem ba xàmme ku am yàppu tabaski ak ku am tabaski ci boppam jar na jox hadiya day sa gàcc bëgg rey kilifa gi ko waxoon waaw mag ñi noonu lañ daan yare dañ daan bëgg wax ni yëkkati làmmiñ wax juy xotti xorma lay defar loolu mooy nga yëkkati lu baax yéene ko waaw Seydi Mouhamadul Bachir Diouf mi looluy jukkoo waaw benn mbokk wax na ma ko ni lu ko nit wax ci lu ñaaw rek mu dem defarkaat lu rafet te daf koy xam na waaw ma ni ko boobooy sant yàlla boobooy muñ te àndool ak ñàkk pexe te boobu nag moo jafe waaw ndax bari na ko ni nañ muñ rek fekk dafa ñàkk pexe waaw walla nañ ko bàyyeeg yàlla rek fekk dafa ñàkk pexe boo gisee yàlla kontaanoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dellu kontaan ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Mawlaay Cheikh kontaan ci ñi mu am mooy daf leen jox pouvoir boo xam ni mën na jële nit 24 heures fii ci monde shahada yóbbu ko ci bàmmeel nit kooku toog di wax du ma fi jóge ñu toog di la seetaan waaw pouvoir ba ngoog am na ñoo xam ne bu ñu ko yoroon bis boo leen waxee du ma fi jóge balaa ngoon nga dégg lu kenn xamatul lan la day sànn waaw nga gis ay nit ñu ko yore nga wax leen ko nu ree day sànn te yàlla nag bëggul tooñ waaw yàlla bëggul tooñ waaw ndax tooñ du gàllaaj mag ñi yàgg nañ ko wax nee nañu tooñkat boo dëkkaleeg moom benn kër it sax taxul bàyyi ko ndax du yam ci yàqu mais dana dem ba yàq kër ga ci tooñ ya muy tooñ bàyyu imaamul Busayri fekk na ñaari njaboot toog di wax mu ni pàkk bi de dama ni woon duma ko jaay mais dinaa ko jaay ñu ni lu tax mu ni ndax da ngeen fi jëw waliyu waaw ndax ka ngeen di jëw noonu waliyu la ñu ni waaw léegi nag waliyu la lu tax nga koy jaay mu ni fu nu jëwee waliyu leer dootu fa wàcc ma nga déggee dama jommi waaw
dama jommi ni Sénégal nañu xoolaat suuf si kon ndax fii duñu jëw wali yu fii dañuy sàgg wali yu waaw te bàyyu imaamul Busayri nee na fu nu jëw wali yu leer dootu fa wàcc moo tax day jaay pàkk ba waaw ni ko fii pàkk yi dañu koy jël sàgg ci wali yu ba pare nag toog fa di wasinu waaw li Sëriñ Babacar Si ndeysaan waxoon nee na weet di ngëm dajji ngëm tabax jàkk ci wetam waaw te yaa ngi dajji ngëm léegi kat tabax jàkk ndeysaan waaw te yàlla moom jàkk kon war nañu xoolaat système bi ñuy doxalee islam bi waaw nii ngay déggee ñu wax système de bonne gouvernance nangam nangam mais système bi islam bi di doxe lu jar di xoolaat la waaw ndax dem na ba terme bu ne indi nañ ko keroog benn mbokk mi ngi ma koy wax ni dafa dégg ñu ni les musulmans pratiquants ma ni kon xanaa les musulmans non pratiquants yi dafa waaw seetal ma boobu kàddu waaw jullit buy jaamu yàlla ak ku tudd jullit rek mais nag du dugg ci détails yi maanaam julli yi détail la du ci dugg waaw ma ni kon war jar na xoolaat waaw mais ci même système boobu it la ñu war xoolewaat tariqa tijaniya tariqa tijaniya du aada xaqiqa la xaqiqa ba tax flambeau bi depuis avènement Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani sur terre ba léegi du fay abadan lil abidin waaye nag li ko gënal mooy mission bi jeunes yi jël relève bi ndax mag ñi la ñu mënoon wax nañu ko ba mu jeex takk waaw la ñu xamoon wax nañu ko ba mu jeex takk li ci des mooy jox jeunesse bi flambeau dem seen yoon moo tax bi leen benn mbokk mu ñàkk teggin di leen dal naan mag ñi waxuñu ani ko toog naan mag ñi waxuñu yow laajal sa bopp loo wax yow waaw Sénégal lu ne ngay dégg mag ñi waxuñu mag ñi balaa nga naan waxuñu da ngay laaj sa bopp yow lan nga wax yow waaw ba pare boo waxee ba noppi lu jëriñ peuple lu jëriñ région lu jëriñ au moins sax ñaari xale nga mën juger mag ñi wax nañu ba dem seen yoon flambeau bi jeunesse bi ñoo ko war a yor relève bi te yor relève bi du takk rajo ci mbedd rek di yóbbu yor relève bi mooy malaanu wasifa yi di fees malaanu xadara ajjuma yi di bloqué lazim fajar yi di dal 4 heures du matin fu mu soneti ñëpp jóg toog seen sijaat loolu mooy yor relève loolu bu amee coow du am lumière ay bare te lumière bu bare wëli yi bare te wëli yi bu ñu bare rek ñu xam li xew bare tabarakallah waaw moo tax loolu mooy réalité àdduna te ci biir réalité boobu nag la ñuy ñaan yàlla ci barke yonent bi mu imprégné ñu ci waaw yàlla desal ñu ci biir réalité bi ci côté xaqiqa desal ñu ci zahir desal ñu ci abadan lil abidin kàddu yooyu rek lañ ni woon nañu ko yëkkati barkeeloo ko ci jour le 10 bii di leen remercier ci seen présence ni ma ko waxee ni présence bi yëpp Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moo ko waral daaw toogoon nañ fi def fi présence ren it ñu ñëwaat fi ci beneen présence bu Cheikh Tijani Chérif waral ñi Cheikh Tijani Chérif it bëgg seen rox ñu ngi toog waaw di taataan lumière bu nu ñibbee it continuer ci seen lumière bu jotaatee it nu dellu si ndax nii mooy na ñuy doxalee suñu àdduna nii mooy na ñuy doxalee suñu mission universelle waaw di dellu rek di joxaat ñëpp rendez-vous le 12 mai ca Kaolack waaw dëkku al Khalifa Hadji Ousseynou Ndiaye ndeysaan Kaolack xiiru waaw defaat fa rek wasifa bu mel na ba ñu defoon Mbuur ndax Mbuur moom ba léegi mi ngi ci anaalu xay bi waaw man xaw ma commandant dafa am lu mu fa ñaan xaw ma waaye Mbuur daal neexul a fàtte tabarakallah waaw ca gan yu tedd yañ fa amoon yëpp yàlla na yàlla ommataat gan yooyu ci barke Mawlaay Cheikh Tijani yóbbaat leen Kaolack waaw ñu fekkaat leen fa ci barke yonente bi barke Cheikh Tijani ñu jox Cheikh Mouhamadul Bachir rek ndeysaan mu sànni ci kàddu ñu ñaan ci barke yonente bi tabarakallah